maandu maa réglé ma maama ma yar waaw kañ nuyoo sa gan na nuyoo di am mbégte ak bànneex bu rëy di ànd ak tey ji sunu gan ginnaaw ban jàllee Doudou Issa Niasse doon na mag ci parti socialiste ñu min ko lu bari man xamoon naa ko personnellement yàlla nag suñu borom yërëm te xaare ko àjjana. amiin. Dame Mbodj ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Omar. Dame Mbodj di fàttali ni yaa ngi bokk ci G20 mais aussi tamit yaa jiite Cusems authentique sànq avant ñuy tàmbali xaw naa la tooñ man la chargé des revendications du Cusems loolu ci jamono la yàgg na pour wane ni Dame yàgg na ci xeex bi Dame tey jii yéen a ngi ci xeex ngeen indi lu bett ñëpp ci jamono joo xam ne kenn xaaru ko woon yéen waa G20 ñu ne école day ibbi ngeen ni da ngeen di boycotté rentrée bi Dame fan ngeen ko teg da ngeen di saboté wala lan moo xew. jërëjëf Omar Bun Khattab d'abord bu ma sañoon nuyu ñi ñu seqal waxtaan wi soxna Betty di sama sœur bu baax sëñ Khalil di nuyu Sanjoogu nga xam ne toujours damay wax ni def nañ fi benn émission bu rëy ataaya man ak moom boo xam ne presque bokk na ci li ma lancé. boobu comme ni nga ko waxee maa ngi nekkoon chargé des revendications bu Cusems booba sax chargé des revendications presque kenn xamu ko woon. boobu man bokk naa ci ñi siiwaloon chargé des revendications ñu def fi émission bu toj. bu mag boo xam ne ba léegi ñu ngi koy fàttaliku. seen techniciens yi sax maa ngi leen koy wërloo ndaxte kooku dafa nekk lu am solo ci sama carrière syndicale. naam def naa yeneen affaire avant may nekk élève ak étudiant mais boobu moom bokk na ci émission yi nga xam moom ma gën a lancé. donc toujours bu may ñëw Walfadjri dama fiy ñëw avec beaucoup d'émotion muy télévision boo xam ne Sénégalais moom la ñuy seetaan parce que moom la Sénégalais bu ñu bëggee mu leer fii la ñuy ñëw loolu mooy dëgg. donc bu ñu ma fi invité ci contexte bu mel nii nga xam ne Sénégal yëpp jaaxle nañ ñu ni dañuy door liggéey bi suba ñun waa G20 comme ni nga ko waxee Cusems authentique bokk ci G20 ñu ñaar fukki syndicat ak juróom-benn ñu dajaloo ñun ñëpp démb décider ne gouvernement bi wàccoowul ak li mu waxante woon ak jàngalekat yi joxu leen seen gëdd respecté wu leen respecté wul sénégalais yi. loolu nag ñu am fu ñu ko teg fu leer nañ ñu décider nag ni rentrée bi muy suba nga xam ne ci la ñu war a door xale yi dellu ci classe yi jàngalekat yi dellu jàngaleel leen ñu ne ñun en opposition ak seen affaire caaxaan yooyu ñoo xam moom la ñuy def ci ubbi tey jàng tey nga xam ne ay tappaleeg ay caaxaan rek moo ko lal ñu ne ñun loolu kenn duñ ci boole daañu ci keccat ñun jàngalekat yi ñu ne nag léegi jàngalekat yi nga xam ñoo ngi bootu ci G20 ñaar fukki kuréelu jàngalekat yi ak juróom benn ak même ñi nga xam ne ay sympathisants lañ parce que bi ñu lancé affaire bi démb jéeg na sax day wa parce que li ñu jot ci ay ñoo xam ne ci feneen lañ bokk sax ñu bokkul ci kuréel yooyu nee nañ d'accord nañ ci position bi te dinañ wàccoo ak loolu incha allah bu subaa na télé yi wàcc ci terrain bi ni ñun dañuy boycotter la rentrée muy première rentrée Mamadou Talla ñun dañ koy boycotter teg ko nag ci dëgg fi ñu ko teg mooy que ni fi ñu ko teg mooy gouvernement Macky Sall dafa déggoowul ak ñun mënuñu wax lañ déggoo lépp mais mën nañ cee lim ñett wala ñeent pour que ñu tënk mooy li nga xam moo ci ëpp solo ci déggoo yi ñu déggoo woon après ñaari at yu ñu waxtaan ak moom muy 2012 ba 2014 17 février 2014 ñu xaatim ab protocole d'accord ñun ak gouvernement président Macky Sall Boun Abdallah Dionne mi nga xam moo nekkoon premier ministre moo ko jiite ministre fa nekkoon bari nañ matoon nañ juróom-ñeenti ministre ñoom ñëpp ku ci ne xaatim ñun secrétaire généraux yi ku ne xaatim muy protocole d'accord boo xam ne Mansour Sy mi wax ci turu gouvernement bi dañ ne nous venons de signer ci tubaab des accords réalistes et réalisables mooy lii ñu déggoo waxtaan nañ ko ci dal déggoo nañ te mën nañ ko te dañ ko doxal waaw loolu nag Sénégal yëpp seen xel dal mais loolee ñu déggoo woon ak ñun ca 17 février 2014 te xaatim ko sunu càmbaree li ci gouvernement bi doxal ak li mu ci doxal jàpp nañ la ci ëpp doxalu ko maanaam ñaar fukki poñ boo bu doon moom la lu ci ëpp ci ñaar fukki yi maanaam lu mu gàtt fukki poñ yeeg ñeent ñoom defaluñ ko jàngalekat yi benn bi donc du ma lim lépp mais damay lim rek ñeent yi ci gën a fës ñeent yi ci gën a fës bu ma jëlee benn bi mooy dañoo déggoo woon ak jàngalekat yi ni leen comme yéen kayit yi leen di jox ñu tudde leen ay acte de validation acte d'avancement acte d'intégration mooy kayit yi wane ne jóge nga fii jëm fële kayit yooyu gouvernement bi dafa gisoon ni ñun ñoo ko gisoon ne ko yeexital bi metti na mu d'accord ne léegi dina ko gaawal dématérialiser mooy fexe ba lépp di jaar par internet nga xam ne lépp ku war a valider da ngay valider mu gaaw ci bureau yi pour que kenn dootu jël dossier bi di ko yóbbu pour mu gaaw bu ko defee ku ci nekk sa acte da nga ko gaaw a jot loolu lañ déggoo woon ñu ne loolu baax la
booba ñu déggoo woon ak ñoom ak léegi forage daal di xëddeen amul dara luñ ci def tey jii boo demee fonction publique tey la fa jàngalekat yi gën ni meef di xaar seen i këyit te jotuñ ci kon boobu gouvernement bi respecté wul li mu waxante woon ak ñun ñu ñëw ci ñaareel bi mooy dañ ne woon ñoom gouvernement bi d'accord nañ ni nga xam ne moom la ñuy doxalee ndàmpaay yi jaarul yoon maanaam ndàmpaay yu dëkkuwaay yi ak ndàmpaay yu jàngale yi lépp luy ndàmpaay parce que ci fonction publique dafa am lu ñuy wax ay ndàmpaay yoo xam dañ ko boole ci salaire bi toftal ko ci salaire bi ba loolooy tax booy am sa net à percevoir loolu da ciy feeñ léegi nag liggéeykatu nguur gi dafa am loi bu leen tënk muy loi 61-33 moo wax ni même bu fekkee mënuñu tolloo ay salaire rubrique yi nga xam ne ñoo ko yem ci biir salaire yi nan ko tolloole maanaam même bu ñu tolloowul salaire bu ñu nee ndàmpaayu dëkkuwaay bu ñu dee jox ndàmpaayu dëkkuwaay bi jàngalekat wala fajkat wala nappkatu état wala attekatu état bu dee ñoo tolloo ay diplômes yi leen recruter ndàmpaay boobu ñu tuddee ndàmpaayu dëkkuwaay à titre d'exemple nañ ko tolloole loolu la gouvernement bi jalgati woon ñu taxaw ni ñun nañ ko régler ñu xoolaale li ñuy tuddee lépp li nga xam ne moom la ñuy fay liggéeykatu nguur gi parce que ñu ci boot di jàngalekat yi gouvernement bi ne léegi da koy étudier bi mu ko étudier mu jox ko benn cabinet bu tudd MGP Afrique mu def étude bi mu defee étude bi wone ñu partagé ko fii ci benn hôtel bu nekk fii Dakar ñoom techniciens yooyu nga xam ñoo def étude bi nga xam ay indépendant lañ nekkuñu Sénégal ñoo ñëw def étude bi wone ni lii nga xam ni moom lañ jàngalekat yi di ñaxtu médecins yi di ko ñaxtu waa SYTJUST di ko ñaxtu loolu lépp bu ñu ko boolee wax nañ dëgg kon nag mbir mi jaarul yoon dafa am séddale maam bu ci am léegi nag kon nañ ko tiri jaarale waat ko yoon ku ci nekk li ci sa ak sa élève ñu jox la ko loolu lañ digge woon ñu daal di koy def donc partagé ko étude bi 2015 ñu partagé étude bi 2014 lañ def étude bi partagé ko en 2015 jox ko le président. Dame li ngeen di laajee dafa bari. non bala ñu non dafa bari non c'est-à-dire que revendication yow di nga boo ci naree dellu si 17 heures lañ fiy jógee. wala 19 heures. dafa am benn affaire bu am Dame. mooy yii yëpp yàgg ngeen ko sumb depuis 17 février 2014. ngeen teg ko ci kanamu nguur gi. terewul ci diggante bi am na yu fi xew ñu jaar ci élection daaw année bi dal ren ñu ñëwaat ba toll ci niveau bi syndicat yi ëpp dayo di waa G6 ñoom ñi ngi na teg yéen ñi demoon élection gën a néew doole syndicat yi ngeen jug ne da ngeen di yëngal maanaam loolu li ñu bëri jàppee tegoon ko fenn benn bi ministre bu bees am na fi non non c'est-à-dire que ministre bu bees am na fi nguur gi dafa teg ay acte teg na ministre bu bees parce que yow da nga mës a contesté Serigne Mbaye Thiam ñu teg ministre bu bees Mamadou Talla Cheikh Kanté indi nañ ko pour mu dugg ci waxtaan wi mais aussi tey gis na ñoom innocence ñu ngi ciy dox est-ce que gënoo leen mënoon a dal en attendant ngeen di may nguur gi mu mën a jubanti yenn ba mën a taxaw ci seen i soxla parce que aussi dafa bari lim nga fi ñett ñoo xam fokk ma joxe sama xalaat ci ñoom innocence tap moom lañ dénk lépp luy waxtaan ci diggante yi pour jàmm am ci secteur yëpp dialogue social mais dialogue social mais moom ci boppam xamul luy dialogue social buñ paree nga ñëw ci boo paree ci moom nga ñëw ci keneen ki nga lim muy Cheikh Kanté mi ñu jox monitoring nee nañ ey accords yi mais Cheikh Kanté moom port bee ma yoroon sax mënu ko lijjanti bay lijjanti njàng mi Cheikh Kanté xamul dara ci mbirum njàng mi ñun Cheikh Kanté dañ ko récuser ñun waa G20 dañ ni président Macky Sall mi ko fi tax sax nawloo wuñu ñun jàngalekat yi bu ñun nawloo woon ñun jàngalekat yi du jël fekk koo xam ne dafa lajj ca secteur ban ko joxoon boo xam sax foofu lañ doon yaakaar sax mu mën faa def dara mu ñëw ci suñu secteur moom xamu ci dara ñu naan ko kañ jox la ko pour ñu def ñu comme des enfants de cœur donc ñun loolu d'accorduñ ci tey moom avancé woon na port bi te defe naa non na sax port bi kay ñëpp gis nañ ni Cheikh Kanté échec bu gën a rëy fala amee buñ ñëwee ci ki nga mujj nag mooy Mamadou Talla ñun biñ ko nomee man taxaw naa ci ay plateau wax ni am nañ yaakaar ci moom bañ koy doog a nomee biñ koy nomee en avril vraiment mais bu ñu xoolee parce que olof yi dañ ni cin bu naree neex bu baxee xeeñ daam li baxagul gis nga Mamadou Talla lim fi defagun avril ak léegi ak question yi amagun ak nam ko réglé problème mu institution Sainte Jeanne d'Arc école franco-sénégalaise nga xam France moo ñëw ci sunu réew ne fi rijj daal di privatiser sunu ñaari école Mamadou Talla toog di seetaan institution Sainte Jeanne d'Arc ab congrégation teg ca France dama lay wax rek attends dama ciy ñëw ñu toog non c'est très important système bi moom lañ ko jox lépp tout est lié mu taxaw seetaan ñuy imposer sunu réew loo xam ni waroo na ak sunu loi d'orientation bi tënk njàng mi ak sunu constitution boobu ministre ab ministre ndondi bu ñu daakaande la xam nga ñu jàpp moom Mamadou Talla dañoo jàpp ne ndondi bu ñu daakaande la te xam nga sunu njàng dañu koo jox ab ndondi bu ñu daakaande xam nga ñun nunu jàpp dañ ko war a jox koo xam ne xarañ na xam na fi mu jëm xam na fi muy taxaw mais daam may ma c'est que daam man ànd naa ak yow sax ci Mamadou Talla
ci ni nga xamante ni bi moom nga wax ci ni mu réglé problème mu kii wu Jeanne d'Arc bi vraiment gàcca la pour ministre di doxalee noonu mais léegi daam yow da nga wax ne ñooñu ñëpp soxla woo leen ñu gis ni yéen jàngalekat yëpp amoon ngeen fi ay jafe-jafe dem ci Marème Faye xanaa Marème Faye ngeen soxla waat. voilà toog ak moom. xam nga sànq sëñ Omar Bun Xataab laal nga fu gis nga tey jii boo demoon ci kuréelu jàngalekat yi ci école yi daara yi. gis nga question bi Sa Ndiogou posé moom mooy vraie question bi ci daara yi. seen añ oui parce que les enseignants n'ont pas compris. pourquoi sunu grève bu rëyee noonu en 2018. ñu xeex ba toll foofu xalif général des Tidianes ñaan ñu jox ko cëram jox ko wàccuwaayam waaye lam ñu ñaan defuñu ko. Marème Faye Sall woote diviser ñu non may ma. diviser ñu woo juróom-benn kuréelu jàngalekat woo leen ca Mermoz jox leen añ jox leen reer ak peut-être yóbbal ñu lever mot d'ordre boo xam ne bañ koy lever waxtaan ci ak jàngalekat yi actuellement nous sommes à l'heure du bilan gis nga Sa Ndiogou li mu wax nii. xamul sax li mu wax gis nga jàngalekat yi xamul lu ñu wax chaque jour. ñooñu di tuddee seen bopp G6 nga xam ne ñoo ne dañuy wax ci turu jàngalekat yi ak di agir ci turu jàngalekat yi. il faut ñoo wax nit ñi. qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ba depuis rencontre bi mu wax nii moom Sa Ndiogou ba léegi kenn déggatu leen ci benn problème boo xam ne njàng mi jànkoonteel na ko ak jafe-jafe yi ci njàng mi léegi nag ñoom ñoo ànd ak état moo tax ñun xam lu ñu jàpp ñaari camp moo am camp bi G6 ak gouvernement bi ñoo ànd c'est le même camp ñoo nekk ci ay pexe ba ren jàmm am ci njàng mi ñun G20 muy 26 syndicats yooyu ngay wax te contrairement ak li ngay wax bu ñu dajalee les voix ci élection yooyu ngay wax yu 26 organisations syndicats yi mais dama la jox un exemple ci G6 boobu ngay wax am na ci syndicat boo xam si amul sax 3% alors que ñun ci suñ G26 bi am na ñu am 6% am ñu am 7% am ñu am 5% bu ñu dajaloo ni 26 syndicats lañ dajale seen doole dañuy am doole ñoom ñoo la gën a xam gouvernement bi ñoom dofuñu xam nga ñu koy wax ñoom ñoo xam mais gouvernement ñoo la gën a xam ne le G20 qui regroupe 26 organisations syndicales yoo xam ne légalement constituées yoo xam ne dañoo am seen i pourcentage ci yenn secteurs yi am na sax ay départements yoo xam si ñun ñi bokk ñun ñoo gagné boo jëlee dans l'élémentaire le syndicat qui a remporté les élections le SADEF mi ngi ci 26 yi moo gagné à Kaolack nga jël à Mbour l'UDEN-R bi nga xam moo fa gagné au niveau également de Mbour mi ngi ci biir c'est-à-dire que ñoom ñooy wax waxu kasaaw yooyu mais ñoom xam nañu tiit nañ te bala ñu ko wax nee naa la suba na sa mbokk journalistes yi comme ni ma la ko wax dem ci suñu point de presse nañ wàcc ci terrain bi non c'est important xam nga tamit wax ji du ay waxi kese nañ wàcc ci terrain bi à Dakar et dans les régions avec leurs représentants ñu dugg ci classe yi comme ñun dañoo boycotté classe yi nañ dugg ci classe yi rek wax ji xam nga olof yi dañ ne werante xuuxaan tekki tubay suba incha allah na journalistes yi wàcc ci terrain bi dem ci classe yi xool ndax ñun suñu boycott bi ñu wax jàngalekat ni bu leen jàngale ndax ña ngay jàngale wax ci jeex donc en réalité li ñu bëgg a leeral foofu mooy que ne ñun kuréelu G20 yi nga xam ne ñun 26 syndicats lañ aujourd'hui dañoo am légitimité ak représentativité bu ñu may ñu mën a wax ci turu jàngalekat yi ba dañoo waxtaan ba lënkale suñu doole gouvernement daf ñu diviser woon mais ci ñeenti weer yi ci ginnaaw dañoo toog waxtaan bi ñu waxtaanee suñu biir ñu ne nañ boole doole jàmmarloo ak ñoom parce que ñaari camp rek moo am camp wu gouvernement bi ak camp wu jàngalekat yi actuellement le camp bi ñu nekk ñun G20 mooy 26 organisations syndicales yi ak jàngalekat yi nga xam ne d'accorduñ ak li nga xam ne moo am mooy tappale yi am nga xam ne kuréel googu ngay wax ñoo koy def ak gouvernement bi pour grève bañ a am ren incha allah dañuy déposer ñun dans 10 jours incha allah dañuy déposer le préavis des enseignants du Sénégal à travers le G20. ci laa bëggoon a ñëw parce que bu fekkee ni ministre bi gars yaa ngi wax ni sànq ñu ngi koy wax mbirum dalal bi moom da ngeen ko raté dalalu leen ko mayu leen ko benn comme ni état de grâce mayu leen ko mayu leen ko fu mu noyyee donc koo xamante ni bi mu fi nekkee léegi yàggul mais est-ce que jotul woon ngeen may ko année bii ngeen dawal normalement mu xool lépp dina ni kon ñii kat ñu ngi may battement ma xool nu may déroulé Serigne Mbaye Thiam moom demoon na bay yéen Serigne Mbaye Thiam yéen xaaree ko ragaloon daam dafa sonaloon Serigne Mbaye Thiam dama ko wàccee daal fatt nga Serigne Mbaye Thiam mais Serigne Mbaye Thiam li mu def lépp laa wax rek man amul lenn lu ma ko attaqué ba ci sama plainte bi àllaf nag amul lenn loo xam si dama koo teg ci waxi kese gis nga man sunu syndicat ñun dañu organiser lépp lu ñuy def dañ koy teg ci yoon gis nga la commission juridique bi ñu préparé la plainte àllaf nag mais dañoo ko firnde juróom-benn milliards yoo xam ne luubal la ci ministère de l'éducation yoo xam ne moom Serigne Mbaye Thiam da cee war a répondre xam nga sunu réew mi état wu yàlla ku mu neex lu neex waaye def mais gis nga bu doon yeneen réew yi la day dem répondre ci loolu dama la bëgg wax ni la bétti li mu wax
c'est vrai am na ñu koy wax ne Mamadou Talla ren moo nañ ko may benn année kenn du grève mais ñun état continuité la voilà moom Mamadou Talla état continuité la moom Mamadou Talla protocole d'accord bii ñuy wax le 17 février 2014 bañ koy xaatim à l'immeuble Breda le premier ministre Boun Abdallah Dionne entouré de ses ministres mais moom moo nekkoon ministre de la formation professionnelle donc ci éducation la boo xam éducation dañuy fàtte ni du benn ministère kese yaa ñetti ministère ñoo nekk éducation y a le ministère de l'enseignement supérieur le ministère de la formation professionnelle ak le ministère de l'éducation nationale ñoom ñett ñoo yore njàng mi mais moom dafa fekkee waxtaan yëpp amul benn waxtaan bu Mamadou Talla raté te pendant juróom-benni at mi ngi nekk ministre de la formation professionnelle di fekk lépp xam na li ñun toobañ yàgg ñu jële ko formation professionnelle yóbbu ko éducation amul benn changement 11 décisions présidentielles yi président Macky Sall jëloon bi ñu jógee ci assise nationale de l'éducation et de la formation mais bi ko Macky di wax ñaari ministres yi ko séq Serigne Mbaye Thiam ak Mamadou Talla donc Mamadou Talla lépp la fekkee kon moom du ne lay cëpp daa fekk lépp kon non même bu ne woon lay cëpp sax daam waaw man damay ànd ci li nga xam ne moom la daam def parce que li tax may wax loo béti parce que bu fekkente ni bi da nga ko may état de grâce mu def 1 an beneen kii di ñëwaat ñu falaat keneen ñu newaat kooku dañ koy may état de grâce ba kañ donc loolu mënta ne voilà merci c'est tellement vrai parce que ñun yorewuñu agenda wu président de la République bi nommé ay ministre kon ñun xam lu ñu res état Sénégal la ñu waxoon moo tax ñun bu ñuy wax dañ naan le 17 février 2014 dañoo signé protocole d'accord ak le gouvernement du Sénégal moo tax ma li ma leen léegi Boun Abdallah ak 9 ministres yoo xam dañ koo fekk ñun gouvernement la ñuy waxal donc Mamadou Talla li saafara yi ñu war a def nii bi mu ñëwee léegi avril mai juin juillet août septembre bañ dugg octobre waroon na fekk mu def ci ay jéego jël ko porté ko comme premier ministre amatul léegi mu dem présenté ko président de la République ni ko su réglé wul ren njàng mi du baax waaye nag toog di tendee fal ba école ubbi ngay wane ni yow mën ngaa naxanteeg waa G6 ba grève am kooku ñoom duñ ko accepté waaw mais daam nga baal ma dama am 2 questions yoo xam ne war naa la ko mën a laaj benn bi dañuy wax ne est-ce que yéen a ngi sóor gone yi nga xam ne c'est des innocents mu sa doom di sama doom di doomu alaxam ñi nga xam ne ñoom xamuñu sax liggéey gii riir ñoom jàng moo leen xëntal ak seeni wayjur ngeen xaar ba ñu ne école suba lay tijji yëngu-yëngu bi doo ko amaat te olof di wax ne ndajem till ak golo lu ca cokkeer wuti ba di ca ñàkkus geenam ñoom c'est des innocents est-ce que yéen mënu leen mën a bàyyi xel pour oyofal tuuti est-ce que yéen xaraatu leen ne jour bi moo porté pour ngeen mën a yëngal boobu est-ce que du perturber njàngo xale yi nga xam ne c'est des innocents kuy xeex nag da ngay xool fu porté nga dóor waaw dëgg la loolu xam nga booy du xeex ak nit ay waay sa noppil bay waaw tam noppil mais lu mën nga lu nu laaj daam nga tontu fii la war a dóor mais sa noppil yow tamit non c'est que non yaa war a noppi non vraiment yaa war a noppi waaw daam léegi bul tontu c'est lui l'invité bul tontu affaire bi dafa yàgg non mais yow waxuñoo ak yow Sa Ndiogou nga tudd kii daam la laaj c'est parce que ñoom dañuy sacrifier xale yi loolu mooy li grave loolu mooy li grave noppil fan lañ sacrifier li grave bi yaa koy wax état bi daama digga koy wax ah non quand même mais daam yow loolu sa yoon nekk si yow Sa Ndiogou bàyyi daam waxal ko boppam man parent d'élève la mais sa yoon nekk si soxna Betty gis nga saa li muy wax pertinence bi ci am mais yow yaa ko war a wax non même non je vous assure xala du affaire wax c'est-à-dire que xala njàng xam nga loolu moo baaxul gis nga njàng mi ñun ñëpp na ñëpp waay njàng mi ñun ñëpp ko bokk dëgg la loolu moom c'est-à-dire ku dëgg ci la nekk dañ ci am droit wax lañ ci xalaat parce que léegi concept bi ñuy joxe au niveau mondial mooy l'école de la communauté mooy njàng mi ñëpp ko bokk école bi du jàngalekat yi ak ministre bi ak élèves yi kese ñoo ko moom sénégalais yëpp ci bokk ku ci nekk da nga cee bokk parce que la sénégalais yi gën a fonk ñoom moom fa nekk ku ci nekk boo ko laajee lim gën a fonk ci àddunaam mooy at tout tànkam tout tànk yi nga xam ne yàlla moo leen sàkk jaarale ko ci yow kooku da nga cee am responsabilité ndax ëllëg da nga koy layoo nan nga leen yore woon est-ce que def nga ñoom li ñu war a def est-ce que nekk na bu dee jullit nga est-ce que nekkoon nañ ay jullit et cetera et cetera donc jàngalekat yi ñoom danoo yore li sénégalais yi gën a bëgg li sénégalais yi gën a bëgg loolu la jàngalekat yi yore donc ñun jàngalekat yi dañoo am intérêt ci système bi baax moo tax question bi la question est pertinente ci laa jëm moo ma posé question ci laa jëm non bu amul intérêt ci système bi benn rentrée bi mi ngi ñëw def ngeen ay benn réunion préparatoire dina am jëm ci wàllu non ci en rentrée bi tey jii école yi ñu ngi def ndox loolu lay bëgg yow ngay liggéeyal syndicat yi yow ngay liggéeyal syndicat loolu lay bëgg non man réew mi syndicaliste déguisé saa li muy wax réew mi la concerne pas ay jàngale waaw léegi man je pense que Omar bàyyi ko mu àggale école yi ñu ngi def ndox waaw waxoo leen ci waaw si wax abri provisoire yi ñu ngi non ci sa wax li nga jote wax fii non damay tënk parce que béti moom la laaj mais xam nga mënu ma wax lépp nee naa leen kay sama wax
dañ koo signé muy juróom-benn page yoo xam 2014 dañ ko waaw yaa ngi doon signé mais juróom-benn page yi su ma ko limee seen émission jeex d'ailleurs yow sax bi may lim ñaar rek laa lim nga dagg ñaar rek laa lim yaa ko wax Omar ñaar rek laa lim nga dagg bëgg dégg daal ñaar rek nga laa wax nga dagg waaw ci qualité njàng mi nangoo leen ci wax. waaw non mais boo ma ci joxoon Omar da nga koy may mu répondre question wu Khalil doog a parce que nee ñëwaat naa ci la yow revendication yi waaw bari na bari boo xam ne 33 points la saa yoo xam gouvernement bi moo ko déggoo ne 33 points yii moom mën na koo doxal te da koo waxtaane ñaari at xam nga wax ji sénégalais yi nañ ñëwante dëgg nga sénégalais yi nag il faut ñu àtte dëgg àtte dëgg mooy comme ñun dañoo toog ak ñoom ñaari at toog grève ñuy waxtaan ci ay réunion yu bari ba déggoo jour ba ñuy signé protocole d'accord bi sax premier ministre bi ñëw na fa contesté fa benn mot ñu cay waxtaan pendant 30 minutes 40 minutes ba déggoo ca ñu modifié ko ci texte bi ba ñoom ñu ne ñoom gouvernement bi waxal Mansour Sy waxal ni gouvernement bi lii mën na koo doxal waaw wax ji kay fii léegi kay Sénégalais yi lu ñu waroon a wax mooy affaire fu mu toll donc encore une fois ça bu ñu waxantee dëgg gis nga nit ki li mu diggee état bu caaxaan waa diggee bor la boo ko wàccee war état la bu diggee rawatina état boo diggee yow état Waaw. da ngay diggee loo man soo ko diggee ba pare da nga ko war a doxal soo ko doxalul moom moo tooñ parce que su fekkee état bi moo diggee ak ñun doxalu ko ba grève am ba comme ni mu ko waxee moom ndongoy am ci ay conséquences qu'on appelle en français les dégâts collatéraux maanaam ñoom nga xam ni daa dal ci seen kaw rek te ñoom duñ ci seen yoon nekk ci mais parce que ay innocent lañ ay acteurs lañ clé mais ay innocent lañ ci parce que ñoom seeni waajur ak état bi ak ñun jàngalekat yi ñun ñooy les vrais acteurs waajur yooyu nag ndongo yi laay wax ne nañ bàyyi seetaan xam nga lu tax ñu war a bàyyi seetaan tey jii bu fekkente ne état bi ñoom ñoo ñuy fay xam nga ñun lu nit ñuy fàtte ñun duñu comme ñun yéen privé ngeen ni ñun yéen sénégalais yi fayuñ leen mais ñun public lañ xaalisu kii bi ñu koy dagg ci salaire am même bu dee ci privé la loolu ñu koy comp ci salaire am di ko sànni loolu la ñuy fayee jàngalekat yi maire bay jaay gerte taxe bi ñu wax TVA bi ñu teg ci gerte gi muy tax mu mënoon a jëndee kilo bi par exemple 400 di ko jënde léegi 550 xaalis yooyu mooy état xaalis boobu mooy taxe yi nga xam ne moom la ñuy jël nag di ko def ay salaire ni nag léegi yéen ñooñu nga xam lañ dajale seen i impôt ak seen i taxe léegi jàng yéen nañ jël xaalis bi ngeen jàngal ci suñuy doom non may ma c'est important c'est important li may expliquer c'est très important xam nga léegi donc ñoom ñooñu nag nga xam ñooy sénégalais yi nga xam seen xaalis mooy fay jàngalekat yi qu'on appelle l'argent du contribuable sénégalais léegi nag ñoom seen seetaan mi daa ëpp dañoo war a taxaw ci réew yi am système éducatif baax gi nga boo jëlee le classement de Singapour moom nga taxaw nga soo jëlee le classement de Singapour pays yéen fa cité yëpp ne dañoo am njàng mu baax mooy pays yi nga xam ne seen askan dañoo taxaw bu état naree jalgat yéen ko doo fi jalgat mais nag bu fekkente ni yow da ngay seetaan état bi jël xaalis di ko tappalee di tabax seen i terre di tabax seen i arena di tabax seen arène de lutte di def ay caaxaan yoo xam ne dañ waroon def waaw léegi daam non Khalil yaa may sànq voilà très bien wax nga fii préavis de grève bu ngeen war a déposer. état bi de la ñuy yaa ngi dégg wax nga également nga ni. waaye ma ne waxal parce que li ngeen di wax ni yëpp parce que. taxaw non damay laaj non non di défendre ku wax ne mën na lii. waaw ba signé ko ba noppi ngeen di ci laaj. li nga war a mooy état bi. mais loolooy dëgg. c'est tamit xam nga dëgg bu teewee tamit dañ koy wax quoi. xam nga tey daam bu koy wax dafa mel ni sax amut solo parce que chaque jour mi ngi koy wax mais ñun ñi nga xam ne ay parents d'élèves lañ. ñun ñoo war a taxaw tamit jàkkaarloog état bi ne ko la nga xaatim da nga koo war a def suñuy doom jàngi. mu jeex wax ci jeex. loolu la de mu leneen ñun amul benn revendication bu la neex nga lépp lu ñu wax rek dëgg la. léegi de CUSEMS authentique la bokk moom. non non du CUSEMS authentique non day wax dañuy jàng ci réew mi la bokk. enseignant bu mag bi. waaw Betty dugal ci question boobu nga doon wax. da nga ma jox parole yaa ma jox parole. waaw dama ok c'est bon léegi Dame yaa ngi doon wax sànq ay préavis de grève bu ngeen war a déposer. ba bëggoon xam kañ. mais beneen question bi dama bëgg rek nga répondre wale ci ñaar yëpp muy li nga xamante ni mooy perspective yi parce que aussi nit boo diggee ak moom muy accord yi nga xamante ni état signé na ko bañ koo respecté te wax dëgg yàlla ku waxal yàlla rek nangu ni ci seen droit ngeen taxaw parce que diggee bor la boo ko wàccee wor la waxuma sax ci état ak ay enseignants mais ci diggante nit ak nit rek kaddu rek boo ko joxee war nga ko mën a sàmm ñaari question yooyu la non ñaari question yu am solo yu tënk yu mag nga posé parce que wax dëgg yàlla ñun njàng mi yàqu amaluñu benn njariñ parce que njàng bu yàqoo jàngalekat yi ñoom lu ñuy def yi il faut que nit ñi arrêté ñun amuñu intérêt ci mu yàqu d'ailleurs li ñuy def nii pour bëgg mu baax la dañoo bëgg état wàccoog li mu war a def bu boobaa nag ñu ne jàngalekat yi liggéey leen ba dee waaye nag yow dige defoo ko loolu mooy coow li léegi nag ñun mënuñu fekk ab état boo xam si dafa déggoog ñun daaw effectivement comme ni ko ñëpp seetloo kenn grève loolu lépp c'est pour wan sénégalais la
comme dañ naan ñun parce que olof yi ñoo naan ku ñeme ku yàgg dégg sa xuloo ñeme la xamu nuñ koy waxee wala ku miin sa wax ku miin sa wax yab la voilà donc ñun dañuy am année yoo xam ne dañuy décider ni année bii nañ ni tekk mel te du tee jafe-jafe yi du fi jeex de protocole bi xam nga ne ko signé woon 2014 le 17 février 17 février 2014 yàgg na bu xoola te pourtant daaw grève yi dañoo toog ne état bi ñu ngi koy déglu xamul tax parce que dañ ni comme ñi ngi doon dem ci ay élections et cetera boo fi nekkee di grève sax dinañ ne wéy ñii dafa am ay politiciens yi nekk seen ginnaaw comme yi sénégalais yo quoi yow daam politicien bu nekk sa ginnaaw moo tax ngay def li yooyu yëpp daaw déggoo ko fi xamul tax parce que gisuñ ñu grève mais suñ grève woon rek ñu taxal ñu tuumaan léegi nag ñun dañoo defoon ne ñoom lañ leen defal daaw dañ leen di defalaat ren te loolu incha allah duñ ko moo tax teel ngeen a yëglu moo tax ren dañ ni président Macky Sall ak gouvernement am tappale yi na arrêté kon de coow li dina bari tappale yi na arrêté ndaxte baal ma jox la benn exemple premier mai dafa taxaw ni bu dee mbiri yokk ay mbiri xaalis moom bu ma mais ñun waxuñu yokk ñun waxuñu yokk kenn yokk la non ñun yokk la wut non bu dee loolu la sa xel na sa xel dal na xelam dal président Macky Sall xoolal gis nga loolu moo gis nga moom bi mu koy def ci discours am mais man xam naa ni stratégie de communication la doon wut pour jéem a xëcc sénégalais yi cim côté naan ay man awma la ma yokkee ku ko yokk la ñun yokku la wuñ ko xam nga lu ko wax dañ ne ko liñ déggoo waaw protocole d'accord bi déggoo le 17 février 2014 nañ ko doxal jàmm ñu ñooy maintenant nag moom muy naan ay du ma yokk ku ko yokkuloo donc il faut qu'on arrête discours yooyu c'est des discours yoo xam luñ ci wut ñoom xam nañu waxuñu ak ñun liñ ci doon wut mooy wut ay sénégalais yu bari yoo xam dañ ne leen di jàppale ci seen yooyu ñu ne te ñun yooyu ñu ne ñun yëngaluñu xamul tax parce que ñun dañoo déggoog ñoom ci protocole te protocole moo ñu lié ak ñoom te protocole bi amu ci benn poñ boo xam ni buñ ko waxee da nga gis ne état benn ci léegi nag aujourd'hui les perspectives mooy que ne comme ñun seetaan nañ ñun ñëpp fekke nañ ne président Macky Sall ak gouvernement am lépp lu mu déggoo woon ak jàngalekat yi ak yeneen secteur ah parce que du ñun kese même juste gis ngeen coow li fi amoon médecins yi dégg ngeen liñ fi def bërki démb donc secteur u liggéeykat yi boddi kon te bi ci am jaay doole bi ci am def lu ko neex barki dem ko jaay génn na benn décret xam nga moom premier mai kii nee na dani moom dootu yokk salaire yi premier mai Macky Sall ba mu ko waxee tamit ba y a 15 jours génn na benn décret boo xam ne dafa yokk salaire yu yenn agent de l'État yi ko jege xam nga nu mu ko tuddee dani téléphone bi da koo bëgg a wàññi léegi bu koy wàññi day dugal ci seen salaire xaalis waaye yow mën ngaa comprendre ñu jël ministre yi ak seen salaire 4 millions yi ñu yore ñu dolli laat leen 300 000 pour téléphone kese pour ñu jënd crédit yow kan mooy jënd crédit 300 000 alors que toute la journée mi ngi bureau bu waree téléphoné secrétaire ma koy jox ligne directe bi mu woote fixe bi lépp li mu war a def léegi bu ñibbee këram ci temps bi muy def këram ñu ne dañ koy jox 300 000 xam nga loolu fa la bët mën a xam nga tappale weesuwul loolu xoolal ñu ne dañuy jox ministre bi 300 000 pour que guddi googu muy toog këram léegi yi muy war a téléphoné léegi 300 000 xam nga ñun dañoo defoon ñun dañu xoolal nga réew mi ñoom moom dañ leen koo dénk jël ab DG jox ko 200 000 ci indemnité boo xam ne pour téléphone jabaroo kii ñu ngi am 500 000 ba léegi ambassadeurs yi 500 000 la leen ñu ngi am ba léegi ba léegi ni nga ba léegi ah seen i jëw ci alors te dama lay yokk seen i jëw ci sénégalais yi est-ce que yéen a ngi koy dégg waaw lu ñu wax lan mooy bari seen na dë sénégalais yoo xam ne dañuy wax ne yéen ñi grève waaw ne yéen ñiy sooke waaw seen i doom ña nga ca école yoo xam ne ñoom yëguñu tinuñu en commençant par man sama grand frère day yëngal comme ñëpp parce que jàngalekat la mais ay doomam fa ñuy jàngee grève ba yeggul foofu yow sa famille ngay yoone non non may ma li muy wax ni xoolal xam nga tubaab dana dëgg la yàlla dëgg la yàlla bëgg booy dee sax waxal c'est dëgg bien c'est ça la démocratie dama ko bëgg a xamal mais yéen da ngeen jàngale ci école waaye loolu lépp waxuñu ko loolu même déglu ko ñëwal une hirondelle ne fait État. pas le printemps non non c'est-à-dire c'est pas parce que am nga un cas isolé grand frère waaw. Mais c'est général. jàngalekat yi dama lay wax fii nga institution seen gendarme bi amoon coow man de sama grand frère ay doomam ci public bi la ñuy jàng te jàngalekat wallaay dëgg laa la kenn du ko def waaw. c'est-à-dire mën nga jël par exemple 1000 jàngalekat waaw. am ci 50 wala 100 yoo xam ni wala 20 wala 30 yoo xam seen doom a ngi privé bi c'est normal parce que démocrate lañ nekk aussi ils sont libres mais bu doon jàngalekat yi yëpp ba ko def gis nga jàngalekat yi mën a yóbbu seen doom privé bëriwul xamul tax jàngalekat dañ leen a ndóolal ba ñu yoruñ dara waaw man de ku sama papa yorul- jàngalekat la woon waaye doomam yëpp yoruñu public. dara xoolal loolu ñu koy wax amuñu attends, matière. c'est important Amuñu non matière. dama lay wax dama ne la ñi koy wax waxuñu réalité te ku ko weddi dafa def ci étude sa gis nga temps actuellement jeex te jàngalekat yi nga xam ne jàngalekat yi nga xam ne ñoom dañoo nekk ci système bi actuellement amu ci kenn Omar. koo xam ne mën na am ay moyens yoo xam mën na yóbbu doom institution seen gendarme parce que foofa presque 1,5 million par an la ñuy fay fu ko jàngalekat di jël salaire am sax boo ko dajalee daa mat loolu xam nga il faut que les gens arrêtent xam nga aujourd'hui xarmat bi muy wax naa ci wax parce que c'est important école privée. parce que man luñ ma question bu ñu ma wax ci njàng bi damay am courage adressé Ayca. gis nga contrairement ak moom li muy wax état Sénégal du nee na am na loi bu wax ni
enseignant bi warut a xarmat te je profite de votre plateau pour moo wax sénégalais yi nañ bàyyi ni jàngalekat yi ñuy bàyyi seen i école dem di jàngale loolu amul xam nga lu am da ngay jàngale ci sa école parce que état dafa am heure yoo déggoo ak moom même yéen fii wal fajri mais doo fi nekk 8 heures ba 20 heures chaque jour day am heure yooyu liggéey ak heure yooyu wàcc waaw may ma rek day am heure yooyu liggéey ak heure yooyu wàcc ñaata journaliste fi nekk am seen i site ak seen i affaire di def seen i xarmat te kenn mënu koo tere mais jàngalekat bi ñu ne ko yow boo jàngalee ba 8 heures 10 heures nga wàcc ñibbi sa kër en 14 heures 16 heures bu la ab école privée ne kaay ma fay la heure 3000 doo fa dem te tu es libre c'est ton temps léegi nag ñu ne dañuy bàyyi seen i heure dem di jàngale loolu waxu caaxaan la beneen bi mooy état bi bu fekkente ni moom wóor na ko ni loolu da koy tere mais na ko tere xamal tax xarmat bi état bi d'accord moo ko Sénégalais yëpp mu leer état bi moom du ci ŋàng xamul tax mu arrangé ko xarmat bi su amatul ñu tere enseignant public bi yëpp ni leen bu ngeen wàccatee ñibbi leen seen kër bu leen jaar ci benn école jàngale fa loolu suñ ko waxee école privée yooyu yore xale yooyu dañuy tëj parce que du amuñu luñ recruter ay jàngalekat te suñu tëjee élèves yooya fay jàngale état daa war a yokk ay école yokk ay jàngalekat te amul xaalis. wax nga dëgg c'est pertinent comme réponse voilà Dame am nañu mbégte Omar sa waxtu jeex na la wax sa gan. waaw moom sama nit la depuis 10 ans xam naa ko Dama te ku bëgg Walfadjri la loolu xam naa ko parce que fu mu mës a dajeeg moom ci àddina danaan moom bu ma sañoon Walfadjri nga dem Walf. ndeysaan je lui ai toujours dit ça. loolu laa gëm merci Dame du ma toog ci plateau di wax lu mais. Dame ñu ngi lay jaajëfal. merci beaucoup amul benn problème xam nga ñun moom comme je vous ai dit. kontaan naa trop parce que en réalité débat bi neexoon na ci ni ma ko gisee. xam naa ne téléspectateurs yi ennuyé wuñu. ils ont aimé le débat parce que li Sénégalais yi dañu bëgg njàng mi. parce que ñu bëri dañuy defa ni politique Khalifa Sall Karim Wade tëj bi génn bi intéressé na leen mais nag njàng met intéressé na leen moo tax ça boo gisee ça li muy wax ni da ngay gis ni day wax en tant que sénégalais wax lu mu xalaat donc loolu la quoi bétit da koy sànni xeer mais xam na ne ça moo dëgg parce que ci résumé bi muy def synthèse d'accord na ni atte bor fay moo ko wax donc en réalité pour war ni comme coow li du yokkal ma mooy lañ déggoo woon doxal ko sénégalais yëpp ñun ñëpp ak jàngalekat yi ñun ñëpp ñoo war a ànd def benn say wax état bi na respecté léegi préavis bi da nga ko faat kañ ngeen koy déposé préavis bi ñu ngi koy déposé le 15 du mois donc dans 2 semaines de octobre inchallah les équipes sont en train de se préparer les équipes techniques du G20 ils sont en train de d'écrire le protocole léegi bu ñu d'écrire le préavis suñu paree rek ñun secteur généraux yi daañu ànd inchallah woo journaliste yëpp ñëw fekke ko dem au niveau de vraiment la fonction publique ñu déposer suñu préavis de kon nag rafet na inchallah ñu ngi koy remercier bu baax a baax ñu fàttaleen tey nag seen rubrique luy ay di njàmbat Omar Boun Khatab Gueye doon na ci dalal Dame Mbodj di secrétaire général u CUSEMS authentique ñu amoon mbégte waxtaan wi defe naa ni point yu bëri laal nañ ko ñu def benn ramassé boo xamante ni laal nañu yu bëri merci beaucoup defe naa am na ci yoo xam ne leer na ñu dem régie jëli nag sunu rubrique bi nga xamante ni dañ ciy dugg école des jeunes mariés ànd ci ak Khalil Wagne waaw loolu la yow tu as compris allez merci ciao ayca l'école des jeunes mariés Khalil Wagne la ñu ji àndal Khalil na nga def amaat nañu mbégte nga teewaat ci plateau bi waaw amaat mbégte kontaan tey àndaat ak yéen ci li nga xam ne rek moo di école des jeunes mariés comme ni ñu ko defee àllarba bu jot ci seen biir émission Taku Show tey nag dañu jël benn point ci li nga xam ne rek moo di ngoro parce que mbir mi yaatu na yaatu goo xam ne bala ñoo wax sëy dañuy wax ngoro parce que mooy ndorteel li ngoro nag di yenn pàcc yi nga xam ne rek nit dina ci nekk apprentissage bala muy dem ci sëy amoon nañu benn micro trottoir boo xam ne defoon nañu ko ak askan wi taataan seen i kàddu dañuy dem xool leen après ñu ngi ñëwaat pour yaatal ko ci plateau bi d'accord Jacques bu dee élément bi pare na ñu xool ko dellu siwaat